ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amin. na barkeb Yeesu Krista suñu boroom ak cofeeluk Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunia Vision ci suma turu bopp ak ci turu ñi liggéeyandook man ci émission bu catholique bi maa ngi leen di nuyu yéen ñépp di leen yéene yiw yu bare yi jóge ci Yàlla. lu jiitu tey ci ñaar fukkeelu dibéer ak juróom ñaar ci atum A Yeesu jaarale ko ci ab léeb dina leeralal yawur ya ko bañ ne mënuñoo gàllankoor nguuruk Yàlla gi. ndaxte yawur ya ni béykati tooli reseñ yi bañoon nañu Yeesu ni Krista bi ni ki leen Yàlla yónnee. waaw mujj nañu ko rey sax. waaye Yàlla dina tànn ñeneen ngir may leen yiwam. nañu ci bàyyi xel. ñaareelu wàll wi ni ma leen ko waxee ci émission yi weesu dinañu leen wonaat yenn njàngale yu ñu leen mësa woon te ñu di xalaat ne am nañu maana ngir suñu dund chrétien. maanaam ay njàngale yu jëm ci bataaxal bi Pape Benoît XVI ak François ànd bind di Lumen Fidei. ànd ak ñoom dinañu gëstu ci ñetteelu article bi. nañu ci sawar. ci wàllu prier avec les psaumes dinañu ñaanandook yéen psaume 80 qui est une lamentation sur la vigne dévastée. ànd ak fentkatu psaume bi ñu ngi jooy mbir mi ñu naqadi. maanaam ni béykati tooli reseñ bi bañee seen borom noonu la ñu bare bàyyi Yàlla fi ñu tollu di ko won gannaaw. loolu tax ñu di ko ñaan mu dellu si fi ñun di ñu won xar kanamam di ñu musal. wàllu bu mujj wi di démb ak tey. mbokk yi fii itam bëggoon nañu leen a wonaat meneen jàngale mu jëm ci bataaxal bi Pape François yónnee waa jàngu bi te mu tuddee ko Laudato Si. loué sois-tu, sant nañu la. tey l'abbé Alphonse Seck dinañu firil ñaari xaaj yu mujj yi les 2 derniers chapitres maanaam juróomeel ak juróom benneelu xaaj bi. dolli ci gis-gisam bi jëm ci nu ñu mënee mottali njàngaleem Laudato Si fii ci Sénégal. nañu ko déglu. lewañsilu Yeesu Krista ba Macë mu sell mi bind. Yeesu dafa newoon njiiti jébbalekat ya ak pharisien ya déglu leen weneen léeb. benn borom suuf la fi woon bu amoon ab toolu reseñ ñag ko gas ca nalukaay te tabax ca jenn tata. mu teg ko ci loxoy béykat ñu koy saytu mu daldi dem tukki. ba jamonoy ngóob jotee mu yebal ay ndawam fa béykat ya ndax jot wàllam ci ngóob mi. béykat ya jàpp ndaw ya ratax kile rey kale duma keneen ka. borom tool ba yebal yeneen ndaw yu gën a bare waaye béykat ya toroxal leen ñoom it. mu mujjee yebal doomam sax
di xalaat ci xolam naan dinañu teral suma doom xanaa. waaye ba baykat ya gisee doom ja ñu wax ci seen biir ne borom dono baa ngi ñëw, aca nanu ko rey nangu ndono li. ñu jàpp ko génnee ko ca tool ba rey ko. waaw su borom tool ba dikkee lu mu war a def baykat yooyu le? ñu tontu ko ne dina sànk bu metti nit ñu yées ñooñu le te dina teg tool ba ci loxo yeneen baykat yu ko mën a jox wàllam ca waxtu ngóob mi. Yeesu teg ca ne ndax mësuleen a jàng li le ca téere ba? doj wa tabaxkat ya sànni woon fel ko mujjee naa doon doju ndëgër laay wa. lii jëfu borom bi la, kéemaan gu tegu ci sunuy gët. moo tax ma ne leen dinañu nangu ci seen loxo nguurug yàlla jox ko weneen xeet wu ko mën a meññloo ay doom. baatum borom bi. sumay mbokk yi ñu ngi ci nii ngir suñu njàngale mi jëm ci bataaxal bi Pape François yónnee jàngu catholique bi bépp di Lumen Fidei leeruk ngëm gi. nañu roy maas ya ñu taseel dimanche bi weesu ci xew mu màgg mu peeñu borom bi, la solennité de l'épiphanie du Seigneur. ñoom les mages ñu nga doon wut dëgg gi di ci gëstu, tooguñu jàppuñu seen jàmbur di seetaan rekk foog ne pare nañu ci. déedéet, ci saa sañu gise ak leer gu tuuti ci seen wutum dëgg gi ni leeru biddéew ñu jóg topp yoon waleen biddéew booba tegtal dem fu sore ngir gis dëgg gi. saalituñu ci seen wutum dëgg gi. ñu nit nañu sawar ni ñoom di wéyal suñu gëstu ci mbirum gëm gi ànd ak Pape François. keroog jàng nañu ñaareelu article bi. ci kawam Pape bi bind na tur wii, une lumière illusoire, leer gu ñu xalaat rekk. ci article bii dafay lemmi daanaka gis-gis ñu bare ci suñu waa jamono yi. gis-gis booba ngi wéy di siiw ak laal dundin ak xalaatin doomu aadama ba fi ñu tollu. ñoom ñàkk nañoo nangoo gis-gisu chrétien bi jëm ci leeruk ngëm gi. il objecte contre la lumière de la foi. ndaxte ci ñoom ngëm dafa juuyoo ak wut ak gëstu. Le fait de croire s'oppose au fait de chercher.
dañuy ràññatle ñaari yoon di leen tekkale ba juuyooloo leen. yoonu lëndëm wi ci sunuy waa jamono yoon woowa mu nga siiwoon ca mbooleem nawle yu yàgg ya, les anciennes sociétés. ñoom doylu woon nañu ca leeruk ngëm ga, waaye ci sunuy waa jamono leer googu doonul leer guy dëgg, leer gu ñu xalaatoon rekk la woon. ñooñu nag ñu ngi teg seen bopp ci weneen yoon wi ñu jàppe ni yoonu leer. seen gis-gis boobu mu ngi wéy di siiw ak a laal suñu dundin ak suñu xalaatin ba fi ñu tollu. nañu dégluwaat yenn baat yi Pape bi wax ci seen mbirum gis-gis. mu ne ci wolof, ci jamono ju moderne ji dees nañu xalaat ne leeruk ngëm gi doonul am njëriñ ngir jamono yu bees yi, ngir mag mu mët te di tekk ndamam ci sagoom, bëgg a wuta tabax ëllëgam ci gëstuwin gu bees. ci nit ñu moderne yi doomu aadama ngi soog a mët ni mag. il est devenu un homme adulte. dafa tekk ndamam ci sagoom. il est fier de sa raison. bëgg a tabax ëllëgam fii ci àddina si ci gëstuwin gu bees. benn boroom xam-xam bu Allemagne di Friedrich Nietzsche moo xiir doomu aadama yi ñu weesu seeni àppi bopp saa su nekk bëggal ko seen bopp. il invite l'homme moderne à se surpasser d'une façon volontariste, ni Superman le surhomme. mujjee nañoo seete ngëm ni leer bu ñu xalaat rekk bu doon gàllankoor nit muy sukkali ñeme gëstu. gis-gis booba ngi wéy di gëna siiw ba tey di laal ñu bare. looloo tax Pape bi ubbi ñetteelu article bi ak baat bi mel ni ab lonk diggante ñaareelu article bi ak ñetteel bi naan. dans ce processus maanaam ci gis-gis boobu di wéya siiw. lu loolu di tekki dafay tekki ne li ñu jot a gis ak a nemmeeku ci ñaareelu article bi, maanaam ni suñuy waa jamono ñàkkee nangu gis-gisu kercen lu jëm ci leeruk ngëm, mu ngi wéy di gëna siiw ba tey. te Pape bi bëgg naa wone léegi li ñàkk nangu boobu jur ci gis-gis bi jëm ci ngëm ak ci gis-gis bi jëm ci sunu sagos nit. Le pape veut décrire les conséquences que l'objection de nos contemporains a causées dans notre manière de penser par rapport à la foi et à la recherche de la vérité. léegi mën nañoo gën a teg bët ci ñetteelu article bi. ñu ngi ci ràññatle ñaari wàll, ndaxte ci diggu article bi Pape bi nee na, waaye ndànk-ndànk gis nañu ne. peu à peu cependant on a vu que. wàll wu jiitu wi mën nañu ko tuddee ber ngëm gi, mettre la foi à l'écart. ñaareelu wàll wi ñu tuddee ko sago si am ay appam tekki na ndomboom. la raison a ses limites et démissionne. nanu tàmbali ak wàll wu jiitu wi, ber ngëm gi. nos contemporains mettent la foi à l'écart. fii Pape bi dafay wone ne
suñu waa jamono ber nañu ngëm gi loolo ngi feeñ ci juróomi melokaan sous 5 formes. melokaan bu jiitu bi pape bi daf koy firi ci baat bu mu ubbee suñu article mu ne mujjee nañu lëkkale ngëm gi ak lëndëm gi ci tubaab la foi a fini par être associée à l'obscurité maanaam boo gëmee dangay dugg ci lëndëm fekk yaa ngi xam dara ni nga xamee ne benn ak ñaar mooy ñett yaa ngi ci sa sagoog leer ndaxte danga ko mën a limee ak say baaraam di yëg ne noonu la amuloo ci benn xel ñaar waaye boo génnee ci xam-xam bu ni mel ngir gëm dara loo mënula firndeel yaa ngi dugg ci lëndëm ñaareelu melokaan bi suñuy waa jamono di bere ngëm gi nii la ko pap bi wone naan xalaatees na ñoo mën a denc ngëm gi amal ko fi ñu koy dëkkloo ci wetu leeruk sago si ci tubaab mu ne on a pensé pouvoir conserver la foi, trouver pour elle un espace pour la faire cohabiter avec la lumière de la raison. suñuy waa jamono weddi wu ñu ngëm gi ci weddi bu mat sëkk daanaka réewuñu ko déedéet dañu koy dëkkaloo ci wetu sago si ngëm gi ak sago si dañu niiroog ñaari dëkkandoo yi bokk kër waaye bokk ñu nekk ci kenn nit am na daanaka ñaar maanaam ku xame sago ñu méngale ko ak bopp ak ku gëm ñu méngale ko ak xol daanaka nit ki dafa xaajaliku ci ku xame sago ak ku gëm ñetteelu melukaan bi suñuy waa jamono di bere ngëm gi nii la ko pap bi firee naan fa sagu si mënuloon a leeral xelum nit fa doomu aadama mënatuloon a am lu wóor foofa lañu jagleloon ngëm gi rukkam ci tubaab l'espace pour la foi s'ouvrait là où la raison ne pouvait pas éclairer, là où l'homme ne pouvait plus avoir de certitude. ñu waxe ko weneen waxin dañuy may ngëm gi ruqam fi sagos nit mënul la xam ak nànd rekk waaye li xam-xam di gën a yokku topp di yokku ruq bi mu jagleel ngëm gi gën di wàññeeku te bi ñu fàtte it ne ngëm amul genn kàddu ci waar wi nit mënee natt sagoom ñeenteelu melokaan bi suñu waa jamono di bere ngëm gi pap bi daf ko wone nii naan booba dinañu seete ngëm gi ni cëppeelu ci àllub neen ci lu menul nen di xot ndax ñàkk leer mel ni dara lu amul tur moo ñu ci puus ci tubaab alors la foi a été comprise comme un saut dans le vide que nous accomplissons par manque de lumière, poussés par un sentiment aveugle. saa si ngay gëm sax dangay bàyyi sa sago di bàyyi lu wóor ak lu leer li nga xame sa sago mel ni dangay cëppeelu ci lu wóorul te lëndëm te lu ñuy puus ci cëppeeluk ngëm leerul dara lu amul tur te gisuñu ko moo ñu ciy puus
juróomeelu melokaan bi ñuy bere ngëm gi pape bi dafa ñu koy firil ci baat yi ci wolof dinañu seete ngëm ni leer gu kenn gis moom dong gu amaana mën a seddal xolam defal ko ci biira biiram waaye gu ñu mënula woon ñeneen yi ni leer guy dëggu am solo di leeral yoon wi ñu bokk gis ci tubaab. La foi a été comprise comme une lumière subjective capable peut-être de réchauffer le cœur, d'apporter une consolation privée, mais qui ne peut se proposer aux autres comme lumière objective et commune pour éclairer le chemin. fii suñu waa jamono yi fegg nañu ngëm gi ci biir xolub kenn nit dong foofu rekk la yem am njëriñ lu tuuti ngir boromam dong maanaam muy seddal xolam di ko dëfal waaye duy laal moromam yi du am njëriñ ci ñeneen ñi ku nekk ak ngëmam ci suñuy waa jamono leer guy dëgg am solo di leeral yoon wu ñu bokk amul ci tënk gis nañu ci wàll wu jiitu wi ni suñu waa jamono di bere ngëm ci wetu sagos yi jox ruqam bu yem nanu teg bët ci ñaareelu wàll wi ci kaw tuddee na ko sago si am ay àppam tekki na ndomboom. La raison a ses limites et démissionne. Nii la pape bi ubbee wàll wii naan waaye ndànk-ndànk gis nañu ne leeruk sago ci taxawal boppam mënuloon a leeral ëllëg sa ba mu doy dafa mujjee des ci lëndëmam bàyyi doomu aadama ci ragal lu mu xamul ci tubaab. Peu à peu cependant on a vu que la lumière de la raison autonome ne réussissait pas à éclairer. Elle reste en fin de compte son obscurité. Elle laisse l'homme dans la peur de l'inconnu. suñuy waay jamono yaakaaroon nañu ne jaarale ko ci sagoom par sa raison humaine nit ki ñu jàppee ni mag mu mët dina jot ndam ndànk sagoom doona dindi lëndëm yi yépp waaye safaan bi moo feeñ leeruk sago si taxawal boppam mënuloon a leeral ëllëg sa ba mu doy dëgg la boroom xam-xam yi yokk nañu xam-xam bi ci fànnu manoore mi la technique xarale gi la technologie koom-koom bi l'économie pàcc mi la médecine jumtukaay yi jokko yi les moyens de communication ak ñoom seen li ñu mën ak a xam léegi dafa doy waar waaye fu ñu cosaanoo ak fu ñu jublu ak lu tax ñuy dund le sens de la vie beneen fànnu xam-xam la boobu la waa sunu jamono yi xaw a fàtte ba xeeb ko daanaka sagos nit la raison humaine dafa mujjee des ci lëndëm bàyyi doomu aadama ci ragal lu mu xamul nañu wéye jàng baat yu leer yi ci mujjug ñetteelu article bi pape bi nee na noonu nit bàyyi naa ut leer gu rëy dëgg gu rëy ngir yem ci ay leer yu ndaw yu di leeral li am tey xew léegi-léegi sax waaye yu mën a la wone yoon wi ci tubaab. Ainsi,
L'homme a-t-il renoncé à la recherche d'une grande lumière, d'une grande vérité, pour se contenter des petites lumières qui éclairent l'immédiat, capables de montrer la route? Ci jamono ju bees ji, nit ak sagoom mujjee naa tekki ndomboom ci di wut dëgg gu rëy gi ko mën a reeral ci xelum suufelu fu mu cosaanoo ak fu muy mujje ak yoon wi ci diggantey cosaanam ak mujjam. Noonu l'homme moderne àgg na ci nekkin wu jaxasoo, nii la ko pap bi wone. bu leer gi ñàkkee lépp dafay jaxasoo, mëne suñu ràññatle lu baax ak lu bon, yoon wi jublu fi suñu jubluwaay ak yoon wi ñàkk jubluwaay diñu wëndeelu loo. Ci tubaab, quand manque la lumière, tout devient confus. Il est impossible de distinguer le bien du mal, la route qui conduit à la destination de celle qui nous fait tourner en rond sans direction. mbokk yi nañu niirook maas ya daan wut dëgg gi. ñoom saalitu ñu woon ci di wut dëgg gi. nañu bañ a tekki suñu ndombo. gannaaw ñaareel ak ñetteelu article bi lii moo leer ci ñun. war nañoo seetaat gis-gisu suñu waa jamono yi. émission bi di ñëw dinañu tàmbalee xalaataat lu jëm ci ngëm gi. ndaxte jàmp na ñu di ko nemmeekuwaat ni leer guy dëgg. La foi, une lumière à découvrir. sàmmkatu Israël, déglul yow mi jiite Yosef. sa coggal a ngi lerax ci kaw kerubim ci kanamu Efraim, Bensamin ak Manase. yeewal sa ngóora te dikkal musal ñu. borom bi yàlla delloo siñu na sa xarkanam leer te dinañu mucc. borom bi yàllaay àddina si, ndax dinga teeti sa mer ba tey bañ a nangu sa ñaanu xeet di ko dundale mburum rongoñam di ko nàndale ay rongoñam bañ a të. yaa tax dëkkandoo yi jàppe ñu ñi ñu taamu, suñuy noon am nañu dëgg lu ñuy reetaan. borom bi yàlla delloo siñu na sa xarkanam leer te dinañu mucc. njëmbatu biiñ bi nga jële Misera, dàq nga xeet ya seen réew jëmbat ko fa.
yaay fàq suuf si ci kanamam jëmbat ko mu law ci réew mi keppaaram dafa doon muur tund ya te ay xobam siidar yu rëy ya mu ngi tàllal banxaasam ba ca géej ga te saxitam ya àgg nañu dex ga lu tax nga bëtt njagam ña fay romb di ca sàcc mbaam àll ya di ko yàq te jur gi di ko ruural yàlla boroom àddina dellu sil yow mi ci asamaan sëppul te gis ganesil toolu reseñ bii wottu ko moom mi sa loxo lu bare doole jëmbët saxit bi amee dooleem ci yow mu ngi ni lee yàqu mu ngi ni lee ñu taal na leen sa xar kanam tiital te dinañu sanku na sa loxo taxawu ki nga farle doomu nit ki jëlee dooleem ci yow dootuñu la sore mukk may ñu dund di ñaan saw tur borom bi yàllay àddina si delloo si ñu na sa xar kanam leer te dinañu mucc. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau. Resplendis au-dessus des kéroubim, devant Ephraïm, Benjamin, Manassé. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure? Tu fais de nous la cible des voisins. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblaies le sol devant elle. Tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Son ombre couvrait les montagnes et son feuillage les cèdres géants. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force. La voici détruite, incendiée. Que ton visage les menace, ils périront. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire
et nous serons sauvés. Abbé Alphonse ñu ngi jubloo juróomeelu xaaj bi le 5e chapitre ci la pape bi bëggoon a tegtal yenn ndigal yu mag ngir ñu waxtaan ci ngir ñu motali leen ndax mën nga ñu firil juróomeelu xaaj boobu. dafa mel ni pape bi mu yeggee ci juróomeelu xaaj bi dafa bëgg woo àdduna si ci jëf naka la ñoo jëfee lan la ñu war a def te yoon yi muy digle doon yoon yu leer yoo xam ne nit ñi suñ ko bëggee mën nañ ko def parce que soo xoolee tey pape bi day woote ndax nit ñi diisoo waxtaan parce que li ñu bëgg a saafara ci àdduna si kenn mënu koo def yow kenn il faut ñun ñëpp ñu ànd man koo defandoo ko moo tax soo seetee xaaj bi pape bi def ci woote waxtaan dialogue waxtaani mbirum environnement ci biir politique bi nga xam ne moo lal àddina si te pratiquement bi ñoo waaj ndaje bi ñoo tuddee COP 21 ci la pape bi feeñal bataaxal bi parce que moom xam na ne àdduna si nit ñaa ngi waxtaan lu jëm ci jafe-jafe boobu te bind na ko ci bataaxal bi wax na ko gis na tamit effort yi nit ñi di def pour mbir mi mën a am saafara donc dafa mel ni daf ñuy encourager ndax ci fi ñoo waxtaanee diggante réew yi waxtaan bi yegg fa
parce que c'est vrai que ku nekk mën nga jëlal sa bopp décision ni dinaa def lii waaye ñi nga xam ne ñoo jiite àddina si ñoom itam am nañ ci seen wàll te wàll boobu il faut ñu mottali ko ba mu doy. donc loolu bokk na ci yoon bi pape bi digle, n'est-ce pas, pour ñu mën a faj mbir mi. wax na tamit ne il faut ñu soppali politique yi mu di ci wàllu réew ba sax fii nit ñi dëkk wàllu local parce que politique soo ko déggee mooy doxalin boo xam ne dina tax nit ñi mën a ànd dëkk. c'est l'art de gouverner la cité maanaam fi nit ñi nekk ni ñu koy doxalee ba nga xam ne dina doon njëriñu ñëpp. politique yooyu war nañoo ëmb soxla bii nga xam ne moo tax mu bind bataaxal bi li nga xam ne moom la nit ñi gis politique yooyu dañ ko war a boole. kon su dee ci wàllu réew mu mel ni Sénégal wala ci gox yi nga xam ne fa la nit ñi dëkk wàllu environnement war na bokk ci politique yooyu te war nañoo doxal politique yi ba li ñu bëgg a faj ci mbir mi ñu mën koo faj mu di ci wàllu local wala ci wàllu réew mi national niñ koy defee itam ci wàllu international. leneen liñ ci mën a yokk tamit mooy pape bi dafa bëgg fi nit ñi di jaar pour décider dara doon loo xam ne dafa leer buñ ci nëbbu te bu ñu jël yoon yoo xam ne du yoonu dëgg. ci bataaxal bi am na fu mu koy waxee dafa am ñoo xam ne dañuy wax ci mbir mi waaye dañoo jàpp ne jafe-jafe bi fi am mooy ne nit ñi dañoo bëre le problème de la natalité te suñ koy wax di gën a jiiñ Afrique mais pape bi ne leen problème bii du problème mu nit ñi dañoo bëre ndax li nekk ci àddina si mën naa may nit ñi ñu dund donc problème bi du loolu li mu bëgg wax fii mooy bu ñu jël ay problème yoo xam ne duñu problème yi bëgg koo jiital parce que problème yi dëgg bëgguñu ko laal ndax problème yi dëgg mooy suñu intérêt groupe suñu alal moo tax ku nekk daal yaa ngi pousse problème bi foo xam ne du foofu donc gëm naa ne looloo tax pape bi di woote ci dialogue bu transparent te transparence boobu tamit yegg ci décision ñoo jël parce que wane na ci bataaxal bi ne ndaje yu bëre am nañu waaye amuñu résultat te li tax amuñu résultat dafa fekk réew yi fa teew ku nekk yaa ngi fi teew waaye yaa ngi calculer sa intérêt bopp donc ñëwoo pour déggoog ñeneen ñi pour seen décision mën a doon njëriñu àdduna si waaye ku nekk dafa ñëw bëgg a aar li nga moom te doo ci boole keneen loolu moo tax ndaje yu bëri ci wàllu environnement mosuñu am résultat parce que ku nekk day jiital sa intérêt bopp donc foofu tamit décision yi il faut mu jaar yoon woote na tamit pour politique ak économie mën a waxtaan parce que nee nañu politique mooy organiser réew waaye li ñu seetlu ci jamono ji mooy politique yi dañoo dem ba amatuñu sañ-sañ mu mel ni finance mooy commandé àdduna si wala économie moo commandé àdduna si alors que loolu ay moyens la yoo xam ne war naa mën a jëriñ nit ñi te loolu politique moo koy décider donc il faut politique jëlaat palaasam mën a janook économie mën a janook finance mën a waxtaan ak ñoom te ñooñu bañ a doon maanaam ñi jiite àddina si parce que suñ ko jiitee toujours problème mu intérêt lay doon te du doon soxlawul ñëpp mu boole ci tamit diine yi parce que gis nañu ci ñaareelu xaaj bi naka la duggee ci diine chrétienne ci téere yu sell yi ci bible bi ndax won ñu
yoon bi nga xam ne moom la ñu war a jaar te loolu yëpp ñu tibbee ko ci ngëm. donc li di xew ci àddina si ci wàll wi diine yi dañ cee war a dugal seen kàddu dañ cee war a bokk te soo seetee ci ndoorteelu bataaxal bi cité na pape yu bëre ñoom Jean Paul II ñoom Benoît XVI ñoom Jean XXIII bi ci patriarche Bartholémos bu orthodoxe yi loolu yëpp pour wane ne diine yi ak kilifa diine yi dañoo am seen wàll ci waxtaan bi nga xam ne war naa am te waxtaan boobu il faut ñu waxtaan ko ak ñi nga xam ne ñoo yore science yi maanaam scientifique yi parce que scientifique bi day analyser day xalaat li nga xam ne moom lay gis moom lay jàpp ci li moo jëfandikoo instrument scientifique yi mu yore waaye loolu doyul na parce que diine bi mooy wax li nga xam ne moo méngoo ak li yàlla bëgg mooy wax li nga xam ne moo baax ci nit ki mooy wax li nga xam ne moo lalu ci coofeel mooy wax li nga xam ne moo lalu ci njub te loolu tamit il faut mu am parce que su dul loolu kon day metti. jërëjëf Abi Alphonse bi ma lay dégg xalaatoon naa ñaari xalaat. aux Pays-Bas am na benn équipe de football maanaam Ajax te seeni supporters suñu gisee ne seen football neexul amul njëriñ nañu tàmbali wooy naan bëgguñu ay baat ay jëf lañu bëgg te foog naa ne loolu la pape bi bëgg itam ci mbirum sàmm càkkeef bi suma ñaari la xalaat mooy benn proverbe wolof njaay nee na akum gaynde songu mbukki dañu war a boole suñu jëf ci suñu kàddu jërëjëf Abi Alphonse ci xaaj bu mujj bi pape bi dina tegtal nas yu yëngal ak yoon yi mu ci yóbbu ndax ñu mën a mottali suñu waru gar ni chrétien Abi Alphonse ndax mën nga ñu firil xaaj boobu ci tënk. xaaj boobu am na benn xalaat li ñoo tuddee tuub conversion ci ñun am na lu ci pape bi bëgg a wax maanaam li ñu seet fi ñu jàpp ne jafe-jafe bi foofu la jóge ak li ñu war a def pour changer ko dafa laaj tamit ñu tuub ñu conversion am te conversion boobu dina am tamit ci wàllu doxalin yu bees parce que loolu mooy firndeel conversion parce que conversion mooy maa ngi ci yoon boo xam ne yoon bi du ma yóbbu fenn ma xam loolu dellu si ndax jaar ci yoon boo xam ne dina doon yoonu dund donc conversion boobu il faut mu am maanaam tànn beneen façon wu dund te ci wàll boobu bëgg naa joxe rek benn exemple dama mës a gis ci Télé France ñuy wax ci wàllu gaspillage maanaam yàq rawatina yàq li ñoo lekk ñu wane ci reportage bi benn immeuble ñu jël mbalit bi nekk ci suufu immeuble bi di génne li nekk ci biir ay boîte yoo xam ne jënd nañ ko kenn ubbiwu ko ñu sànni ko ak leneen ba ñu évaluer li ñu fekk ci mbalit bi ak liñ ciy fekk semaine bu ne mu doon xaalis bu dul jeex bañ ko waxee ñi dëkk ci immeuble bi ne semaine bu ne lii ngeen di sànni ci xaalis ku nekk ni lii il faut ma bàyyi ko lii il faut ma changer parce que mësuñu ko xalaat dama defe ne bataaxal bi fi mu ñu bëgg a yóbbu ñun mooy ku nekk xalaat ni ngay defee ni ngay jëfandikoo lii ak lële
te nga changé ko te bul jàpp ne loolu lu tuuti la parce que li ma soxlawul sànni ko te nit mënoon ko soxla mu doon lu am njëriñ ci moom te du ci jot loolu su ma ko changé dinaa dimbali sama morom donc loolu bokk na ci éducation bi Pape bi wax te éducation boobu nañ ci boole suñu doom yi nañ ci boole l'école yi ndax xale dañ koy yar ak jikko yoo xam ne dina tax suba mu mën a ànd ak jamono bi mu mën a ànd ak nit ñi te doon ci biir nit ñi nit koo xam ne dundam dafa tekki wala ci wàllu écologie Pape bi ne tout boobu il faut mu am conversion boobu il faut mu am ni ñoo doxalee tey mënuñu continuer di doxalee noonu te yow doo gis pax bi nga bëgg ci daaneel sa bopp ci biir pax bi donc il faut nga dellu gannaaw gën a xalaat li nga xam ne moom ngay dund te li ma jàpp tamit ci xaaj bu mujj bi Pape bi dafa boole li nga xam ne dafa bokk ci wàllu spiritualité maanaam dundu xelum yàlla ci nit loolu yëpp daf ko ci boole ndax soo jëlee lu mel ni coofeel pour nga mën a changer sa dund li nga xam ne moo war coofeel daf ci bokk coofeel ci yàlla mi ñu bind waaye coofeel ci sa morom ndax lépp loo def mu doon njëriñ ci sa morom mottali nga coofeel waaye soo defee lu gaañ sa morom foofu jaaroo ci yoonu coofeel te fi Pape bi di tànne di tibbee li muy wax fu xóot la ndax dem na ba tudda trinité bu sell bi dem na ba tudda sacrement yi dem na bi xool li nga xam ne moo boole mbindeefu yàlla yi kon loolu doon na loo xam ne lu xóot la te moo tax bi moo jeexal xaaj boobu daf ko jeexalee ñaan parce que ci yàlla la jóge lépp tamit ci yàlla la war a dellu te defe naa Pape bi mënul woon a jeexal bataaxal bi nu gën a rafetee noonu dellu yëpp ci yàlla ci ñaan. dëgg la ci xaaj bu mujj bi Abbé Alphonse Pape bi bëgg naa ñu tuub ñu soppali suñu dundin suñu xalaatin suñu waxin te may nañu itam bëgg naa ci jëlee benn kaddu rekk mu ñaan yàlla aji kataan naan digal ñu ci jàmm ndax ñuy dund ni ay doomi baay bañ a lor kenn jërëjëf Abbé Alphonse ngir firi bi nga ñu firil bataaxal bi